lépp faal ñu am ko ni ñu ko bëgg ci barke Serigne Touba. di la xamal ne yow daal mboolem ñi fi nekk ñëpp am na ñoo xam ne wax nañ ko parce que sëñ Moussa wax na ko am nañ occasion bi exploité nañ ko waaye ñi ëmb ci seen i xol bëgg sëñ Seex Ndigal ñi nekk ci barab bi yëpp ñoom la ndax murid yi ñoom ku bëgg sëñ Touba rek ñu bëgg la te xam nañ ne yow Serigne Touba rek nga bëgg maam Cheikh Rafal rek nga bëgg ñoom rek ngay liggéeyal gis nañ liggéey yu rëy yi nga def ci Mbàkke Kajoor te sëñ Sidi Mokhtar sant la ko gis nañ liggéey yu ba yeneen yu rafet yi nga def ci yoonu murid yëpp ba ci ndogo yi ak leneen lu mën a doon lu ñuy jëfal Serigne Touba lu ne yaa cay jiitu yaa cay man ba baat bi nga xam ne mooy symbolise yoonu murid muy ndigal ñu takkale ko aw saw tur te loolu dafa am solo ndax yàlla dana war yonent bi wa rafa'naa laka zikraka saw tur ak sama tur laay bokk yëkkati kon ndigal ni mu foore ci yoonu murid nga xam ne bokk na ci ñeenti sart yi Serigne Touba tënkee yoon wi kuñ ko dàkkantale di tudd saw tur di ko ca boole xam nañ ne yow murid dëgg nga Baay Faal dëgg nga Faal kon nag ñu ngi lay sant baax di la gërëm di ñaan nag nga ñaanal mbooloo mi suñu borom dafa ñu tawfeex ñu lay xamal ne tam ca barab boobee dañ faa tàmbali juma soxna si tam am liggéey boo xam ne da ko jotee ak bokki taalibe yi waxoon ne leen dama bëgg ñëpp def seenu ñàkk Mbàkke Faal ma lay xamal ne mbooloo mii toog lépp yow dalaa war a leer liggéey booba dajale nañ ca 22 tonnes ci ndigalu soxna si jébbuleeguñ ko waaye bëgg nañ yow mu dugg ci sam nopp ndax lu ngeen yëg lu ne moor raw lu ngeen yëgut te Faal tam bëgg nañ nga defal ñu ci ay soññe bu ko defee bokki taalibe yi xam ne liggéey Serigne Touba rek am solo te bu génnee ci sa kàddu yaakaar naa ne danañ gaaw kër jëfe ko danoo bëgg sax balaa noo dem Sarsara mu mat 30 tonnes te xam nañ ne boo ci dugalee sa kàddu loolu dana mën a nekk Faal kon loolu moo nekkoon kàddu yi nga xam ne moom lañ la bëggoon a wax ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ñaanal gudd fan gu ànd ak wér ci barkeb Serigne Touba nga ñaanal ko tam mbokk yu baax yi ak bokki taalibe yi suñ borom daal xëriñu ci Serigne Touba ñu bañ koo génn fenn suñu dund suñu dee suñu ginnaaw bakkan suñu lépp nuy Serigne Touba ndax loolu rek ci la ñuy amee liñ bëgg kon loolu mooy kàddu yi ñu ngi jégg lu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu léegi nag sëñ bi dafa wax ne loolu tam dama koy leeral dafa am ñu wax soxna si dañ ko invité 2 fois Paris wala 3 tubaab bi ko invité soxna si ba muy dem yaakaar naa ne amoon nay xat-xat waaye dafa jaayante sëñ Touba dem waaye am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne soxna si dafa dem foofa pour ñu jox ko fa dara waaye yaakaar naa tubaab ba ko invité ba mu déggee numéro yu mel noonu moom moo bind ab lettre ci loxo boppam waxal ko boppam ci internet bi ñëpp di ko dégg mu tegaat ko ci loxo Serigne Cheikh Ndigal mu nekk nii moo tax Serigne bi wax ne lettre boobu la bëgg jëwriñ ji liir ko ñëpp dégg Baye Demba ñoo xam ne soxna Maam Issa Mbacke dundewut Serigne Touba da koy dundal te yaakaar naa ne kuy dunde Serigne Touba ak kuy dund Serigne Touba yow nañoo xàmmee Serigne Cheikh Ndigal mii ku ko gis xam ne li muy dox dundal yoonu maamam la ci jublu moo tax mu mel nii mu mel murid yi bëggee ko ni ñu ko bëggee ndax Serigne Bass Abdou Khadir nee na Serigne Saliou moo ko wax ne ko mbirum Serigne Touba mooy xool ba xam nangu nañ ko nanguwuñ ko na nga xool nu ci xoli murid yi mel nu ci xoli murid yi mel nag bu dee dañ koo contre du mbirum Serigne Touba bu dee dañ koo nangu mbirum Serigne Touba la ñaari jàmbaar yi toog kii di Cheikh Ibra Fall kii di Cheikh Massamba di Serigne Touba ku nekk xam na ne yoonu murid ñëpp nangu nañ seen i mbir kon ñoom dañuy dundal Serigne Touba waaye dundewuñ Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf mbokk yi nu maa fay déglu kon góor da ngay arrêté ginnaaw kàddu sëñ Abdou Lahad Gueye ba tolloog sooy dinañ jëbal kàddu gi Baye Demba wax ci kàddu sëñ Cheikh Rokhaya Fall day leeral lii ci kàllaama ak français kon nu maa fa déglu Baye Demba auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim di gis ne sëñ Cheikh Ndigal Fall ñu ko waxee mooy bataaxal bi ñu wax si Mouhamadou Lamine Bara Mbacké bi nga xam ne ñooy def màggal bi ci Sarsara ci France ñu toll fukki at te doon àndoon ak ku baax yi doog a ñëw fii moo bind bataaxal bi jagale ko moom soxna Issa kon ñu waxee ko nu mu ko bindee salaamu aleykum chers condisciples, je prends ma plume aujourd'hui pour rendre hommage à une grande dame, que dis-je, une grande soxna en la personne de soxna Issa Mbacké, fille de soxna Ndeye Faye et Serigne Modou Fati Khary Mbacké. En effet, en novembre 2014, Allah m'a pour la première fois amené à rencontrer cette femme infatigable, une travailleuse d'une bonté et d'une générosité sans pareil. Soxna Issa nous a adoptés, nous le daïra Mouride Sadikh. Nous sommes un petit daïra composé de moins de 10 personnes et nous sommes désolés de ne pas pouvoir lui donner de gros adieux, surtout quand nous voyons l'ampleur du travail qu'elle accomplit et que chaque année elle vient par ses propres moyens, payant billets d'avion, aller et retour Dakar-Paris, pour nous offrir tout le café nécessaire à la réalisation de notre magal, sans compter la fatigue des heures de vol et de l'attente dans les escales des aéroports froids et lugubres. Je tiens à ajouter aussi qu'une fois parmi nous, elle est d'une discrétion sans pareil. Elle n'exige jamais rien de personne. Elle se suffit de ce que nous pouvons lui servir. Elle n'est pas hautaine, ni ne parle à quelqu'un d'une manière désagréable.
je vois en cette femme, moi, Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, le joriñ de Daïra Mouride Sadikh, organisateur du Magal de Sarsara à Paris, une vraie servante de Allah, digne héritière de Khadim Rassoul. Je pourrais continuer d'énumérer pendant de longues minutes toutes les qualités de Sokhna Issa, mais je m'arrêterai là. Craignons de la mettre mal à l'aise. Pour finir, je prie Allah d'agréer son travail et celui de son daïra, le Café Touba, pour qu'elle reste devant nous avec une santé de fer et une longue vie. Mouhamadou Lamine Bara Mbacké. tarkalla jërëjëf ci Baye Demba Baye Fall jërëjëf kàddu am na solo lool xam naa ñu dégg tubaab dégg nañ ko ñu ko déggu tam ñu ne merci rek xam ne jaajëfal na ko daal ci kàddu am solo yi xam ne yëkkati na ko kon bu ko dee rek xam naa nu taxalu tëji waaw yebal sëriñ bi kàddu gi sëñ Cheikh Rokhaya xam naa kàddu yi ñaan lay doon rek li ñu koy waxee moom mooy ñu nu yàlla may ñu yéene woon te yàlla may ñu fekke lii fu ma koo joxoon ni ma nanga ko jàng ci kanamu mbooloo waaw ni li ci maanaam rek mooy tënk na ko dafa leeral nit ñi kii mooy soxna maam Faty Khary moom maam Issa Mbacké moom doomi sëñ Modou Faty Khary sëñ Modou Faty Khary Mbacké moom ak soxna Ndeye Faye mu ni dafa am jamono yoo xam ne nii daf koo gis mu sonn lool ci benn barab le daïra Mouride Sadikh nous sommes un petit daïra mu ni te ñun fekk na ñun benn daïra bu ndaw lañu boo xam ne nii ñu ngi composé fukki nit ma foofu nag ma yee leen ci ni leen bu leen découragé ndax mbooloo mi ngi toll ci ñetti nit ñu am passif rek mooy daayira mooy ñu ànd te ànd ba dëgg ndax da doon jéem a xeeb noonu ni petit daayira composé de moins de 10 personnes léegi ma ni ko bu leen découragé mu ni et nous sommes désolés de ne pas pouvoir lui donner de gros addiye nee na ñoom amuñu doole joo xam ne nii war nañ koo mën a jox addiye moom surtout quand nous voyons l'ampleur du travail gis ni ñu gisee muy sonn ci ab liggéeyam kon loolu dama ko ci doon dolli di gën a leeral mooy tax ñu ni li ngeen doon wax ni moom dafa koo gisoon jamono yi mu sonn lool ci li muy def muy leeral nit ñi daf koy sonn ngir dajale mbooloom sëñ Touba waaye deful loo xam ne nii da koy def ngir bopp muy dem ba yàgg mu ni nous voyons l'ampleur du travail qu'elle accomplit et que chaque année elle vient nee na ñu gis ko at mu ne mu ñëw Paris ngir jàppale leen ci bis boobu elle vient par ses propres moyens nga xam ne lépp moo koy defal bopp payant billet d'avion aller et retour nee na mooy def billet aller ak retour Dakar Paris pour nous offrir tout le café mu di leen jox toujours café goo xam ne kii ca màggal ga keroog fekk na ma fa ma gis ko nécessaire à la réalisation de notre màggal ngir ñu def ko ci seen màggal googu muy luy am njariñ ndax murid yi fu ñu daje fu ne café day doon lu ñuy fàttalikoo Sëñ Touba ndax sëriñ Caam la boo xam ne mi ngi ko jëlewoon ci góor yi mu ni sans compter la fatigue nga xam ni leeraluñu fatiguement bi nga xam ni da koy def ci boppam muy sonn waaye ba dem ak dikk xam nga biñ dajee Paris rek ak léegi ku la ni dem na fi Sénégal dajale nit ñi ànd ak ñoom fatigué de heures de vol et de l'attente dans l'escale de aéroport mu ni ak coono bi nga xam ne moom lay def ci aéroport ku mos a tukki man mi nga xam ne maa ngi wàcc Maroc da nga fa def 2 heures de temps doo fa xam kenn coono yooyu yëpp mu ni moom mu koy def te deful ko lul ngir yàlla. Je tiens à ajouter aussi qu'en fois parmi nous et d'une discrétion sans pareil et n'exige jamais rien de personne elle hautaine ni ne parle quelqu'un d'une manière comme ni ngeen doon wax rek maanaam nit ñi dañuy gis kuy def lu baax ñu naan ko ah nday dajale nangam fekk na
dañuy wax ni la ma doon wax toujours sama kii dama ni lu ñëw sëñ Cheikh Mbacke rahimahullah dafa wax ni lu ñëw nga ne gaa yi mën nañ ko gaa yi dem bala ku doon seetaan naan ba muy mat ñetti ñi gi def yëf nga ànd dox tey bi nga gisee xam nga ne dox moo tax buñ xeloo rek na nga xelu topp muy dem nag moo Mamadou Lamine Bara Mbacke moom moo la jawriñ di daayira Murid Sadio mooy Mamadou Lamine mi nga xam ne moo jiite daayira boobu ci Paris nga xam ni ñu tudde ko daayira Murid Sadio man depuis bañ koy commencé ak léegi dama cay dem ngir gannaaw ay tubaab lañ yoo xam ne nii dañoo dem ba xalaat sëñ Touba ne foofa li dal soxna si dal na ma sama propre moyen laay demee toujours waaye pour encourager leen ci li nga xam ne moom la ñuy def ndax kuy woote sëñ Touba noonu nga ko wooteel ñun ñi nga xam ni bu ñëpp ba woon duñ mën a ba Cheikh Ibrahima Fall ne woon mooma bu ñu weddi woon kon dañu am gàcc kon ndok bi ñëpp ne moom mu ni te màggal de Sarsara Paris un vrai servante de Allah digne héritier de Khadim Rassoul muy lépp nga xam ni yàlla moo koy doxe muy loo xam ne ni am nañ ci dooleel lool nga xam ni ab murit moo koy def yàlla di ko ci fekk se pourrait continuer d'énumérer pendant de longues minutes mu ni may continuer di jéem a wax ci lu gudd ci ay minutes toutes les qualités de Soxna Issa nee na bëggoon na di gën a mën a wax lu qualité yu rafet ci soxna si ngir mbir yu bari ay na temps bi di ko mayee moo tax mu ni mais je m'arrêterai là craignant de la mettre mal à laisser pour finir je prie Allah pour qu'elle reste devant nous avec une santé de faire un teint longue vie Lamine Bara Mbacke kon mu ni ma taxawlu foofu di ñaan yàlla may ñu gudd fan di ko may soxna si kon loolu moom laa ci doon ci dembal xam nga li maa lay gën a dégg wala yaa may gën a dégg tubaab kon loolu moom dañ koy sànni pour internet beeg mbooloo bi ak tubaab bi ana Abdoul Fatah comme kii ab tubaab la Abdoul Fatah yéen a ko indaale seen propre moyen nga xam ne moom dafa sonnoon ngeen gis ko mu bëgg sëñ bi ndax moom mii keroog bi may tukki maa ko yóbbaale ba ko sëñ ma dinaa ñu jóg Dagana foofu la ko sëñ Mountakha dénkaat tëj nañ ko fi kaso Daaru Muxti ak fu ne ngir bëgg sëñ Touba ñu ne ko rek terrorisme booba tey muy ñëw ci noonu mayet loolu laa ko jàpp di ci tegu nag li tax ñu ñëw fii tey nan ko jiital da ngeen ni inal lasina ila Sarsara xat xasado siyaarati faaraqo daara in aw saar nan no dañoo wax ni dem Màkka sax farataal na boo demee